to salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre ci seen site internet luttetv.com comme ni ngeen ko xamee rek chaque jour ñuy dox di def ay interview tey nag Nit Doff lañ toogal tooguñu ak mbër wala mbër bu yàqu moom lañ toogal war a waxtaan ak moom ci làmb la ñuy waxtaan ak moom waxtaan ak moom tamit ci concert bu nga xamante ne chaque année daf koy def mu war ko def le 15 décembre fii stade Iba Mar Diop war nañoo yaatal ak moom tamit ci pay-per-view mu nekk système boo xamante ne gis nañ ko daaw Luc Nicolaï defoon ko. ñu gis ni Gaston tamit daf koy def ci combat Balla Gaye ak Modou Lo te yaakaar naa ne moom sax war na ko def prochaine année ci kii bi stade Iba Mar Diop bi ndax pay-per-view tamit dafa xew léegi mais dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ak ñu koy suivre ci luttetv.com Nit Doff ñu ngi lay ziar. waaw ziar Lamine ñu ngi ziar lu bari di ziar waa luttetv.com donc di ziar mbokk internet yi ak le monde de la lutte ñooy nuyu ñëpp di ziar ñëpp yes. Jamaïcain santam nag neexul yéen a bokk sant. yéen ñaar man maay seen buur ndax ay ngeen gi. waaw yow moom sa sekk bi sa sant bi doxul quoi mais bon naa la jox géej bi booy dem après. amul problème léegi Nit Doff est-ce que dina seetaan làmb. waaw bu baax a baax trop sax. waaw passionné de la lutte la waaw dama koy seetaan bu baax. nga gis coowu làmb saison bi mu tëjee ba léegi gaa ngi dégg coowu làmb. coow boobu noonu est-ce que Nit Doff mën na ci joxe solution en tant que porteur de voix. waaw man moom xam nga xëy na nag bëgg naa ko mais y a des choses techniques yu ma dul xam mais daal lépp loo mënta dégg ma wax la ko mooy boo ñëwee ci làmb bu ci mbër yi nekkul làmb amatul gëdd bi dafa war a ñëwaat ci mbër yi ñoom ñooy champion yi ñoom ñooy star yi ñoom ñooy indi xaalis bi attention bi ci am buñ ci génnoon dootu ci nekk ñoom ñooy star yi priorité boo mënta gis mbër yi lañu war a teg en avant même promoteurs yi après la ñuy ñëw. parce que promoteur yi bu dul woon mbër yi du nekk promoteur comprendre nga donc lépp lu ñu mënta def dañoo def huis clos ba mbër yi d'accord ci ñoom te mbër yi aussi buñ nangu politique xàjjale leen bu nangu ay clan xàjjale leen fii ak defuñu benn pàcc di dimbalante dinañ gis problème yi ancien gloire yi dund ñoom nañ ko dund il faut ñu def benn pàcc benn kii boo xam ne ñoom la seen biir déjà ñu am seen pouvoir de décision. nga xam ni bu nguur ñëwee buy wax ak ñoom day xam ni benn compact bu dëgër këcc lay waxal mais bu ñu yolamee di xaajaloo rek pour ñu néewal leen doole day yomb donc man li may gën a jox conseil sama copain lutteurs yi mooy nañ def seen bloc nañ bañ ku leen xaajale maa jiitu woo ma kële moo nekk président yooyu amul solo parfois mën nga bañ a sax am poste mais ñi am poste lu ñuy décider njariñ li day agsi ci yow nañ xalaat lutteurs yi war a ñëw après. sport bu noble la sport bu ñuy représenté la bu ñuy jaay ci àdduna bi la donc mbër yi nañ xam que ne ñoom ñoo ko moom balaa keneen di ko moom ñu organiser wu état bi ak CNG comme ci mënta doon balaa nga ci jël dara da ngaa war a xam ni fii star yi mbër yi la. star yi mbër yi la yaa ko wax sànq yaa tudd CNG dégg nga coow mbër yi ak CNG mu mel ni mbër yi sax dañoo xaw a nuroo ak rappeurs yi buñ gisee ni nit dafay war a jóge rek dañ naan na fi jógee comme ni ngeen koy defee. lu coow boobu noo ko dégg ak noo ko gisee diggante mbëri ak CNG bi. waaw maa ngi ko doon suivre mais daal man daal boo bëggee dégg-dégg côté mbëri laa far ak lu mënta xew man xawma ay CNG ak médecin wu CNG directeur CNG xawma leen man mbëri laa far donc su ma sañoon kàddu mbëri dañ koy jël en considération ñoom li ñu bëgg gars yi dañ leen sa war a jàppale dañ génnee politique génnee yeneen intérêt yeneen clan yi ñu tege ko nele ñu xam que ni. lamb ji ñi xëy di dem ci dunes yi di rey seen bopp ci kilo yi di yëkkati ci squat bi dajale seen booy koñ bi affaire bi nekk ay millions ñooñu ñooy star yi seen kàddu moo war a primer ñoom nag fii ak booloo ñu xam ne ñu xaajaloo parce que ñii dañu am seen intérêt dem féetewu fële ndax jox nañ leen ay poste ñu am ñeneen kii ñeneen ñi daal di faible buñ faiblee boo xasee ba faible mbër yi dootuñu am doole donc mbër yi maa leen di wax ñoom seen biir nañ def nii nañ suudewu ñu am ay nit yu ñu wóolu. nañ bàyyi ñàkk wóolunte bi buñ la daanee nga nekk fa di wax kii daf ma liggéey kii daf ma jaay sama copain bi moo ma jaay loolu day tax ba lépp lu ñuy waxati ëllëg da ngay xalaat xam nga day wàññi seen crédibilité il faut ñuy am yenn wax yoo xam ne dañ koy téye ci biir mu nekk waxu biir parce que si yenn wànn wax yi parfois moo leen di indil tey jii seen ñàkk déggoo bi parce que tey boo demoon sax seen lii nii ñu leen dal ñàkk déggoo bi ak jiiñante bi ñuy jiiñante seen biir de trahison kii daf ma jaay kële moo ma jaay kii espion la yooyu noonu pour ñu mën a boolu ñoom seen biir ba am doole day xaw a compliqué
donc man daal fan naa leen trop nag man moom seen fans laa ñoom ñëpp. faa nga leen seen fans nga dëkk ak benn mbër wala jot nga dëkk ak Eumeu Sène Tyson mu ngi dëkk ci cité bi Eumeu Sène nan nga dëkk woon ak moom ci koñ bi. waaw Eumeu daanaka suñu gisee ci koñ bi bariwul woon mais ku ma fan la quoi waa ju baax la ku neex deret la quoi mbër kaamil la ku mën a bëre la ku représenter Pikine représenter banlieue bi la donc champion kaamil la. Tyson aussi il a marqué son temps malgré que ci fin bi xaw na génn un peu par la petite porte à cause ay défaites yu mu tegale mais bu dul loolu jaloore ju ne def na ko fi yóbbu na ci làmb mu àgg ci niveau boo xamante si nii tey képp kuy laal xaalisu làmb wala nga doon ci VIP wala nga doon ci ku ñuy fan di la idolâtre wala dara war nga xalaat benn merci bu ndaw nga koy wax Tyson ak anciens yu mel ne Tyson Tafa Gueye et autres. comportement Tyson noo ko gisee bi mu bëri ak bi mu bàyyee bëri yëpp noo ko gisee nëbbatu bi wala même bu nekkul nëbbatu toog jàpp njàmburam loolu noo ko gisee. waaw choix am la mën na pare ci làmb génn ci làmb parce que maa ngi koy dégg ci bureau bi ñu fal tu vois mais su ko neexee mu nekk si business am nekk si leneen wàccoon ak Sénégalais yi quoi pour dire il a marqué son temps loolu mooy li ëpp solo c'est une légende. Rêve lu mën ta wax su génnee day sigil képp kuy làmb sur sa communication sur son apparence ak nu muy dégager da ngay naw làmb da ngay naw mbër donc Tyson respect rek lay dégg quoi saa su ne. Yaxya Diop Yékini. moo doon sama mbër après Tafa Gueye moo doon sama mbër comprendre nga kooku champion la. xanaa leen nuroog rappeurs yi nag moo tax mu nekk sa mbër di takk ay seen. yëpp ay rappeurs lañ. da xoolee Eumeu Sène bu takkee ba pare rapport nga koy woowee Modou Lo pareil Balla Gaye pareil parfois boo leen ay Zos ak yëpp dañuy freestyle Zos rek mooy ñëw ci rappeurs yi ñoom ils sont plus ci yeneen musique que ci rap bi mais pourtant seen alignement seen waxin seen casquette seen lépp culture hip hop ngay gis mais ñoom ak dafa mel ne comme rappeurs yi dañu mel ak boxeurs yi ñoom noonu la ñu waroon mel ak rappeurs yi. parce que rappeur yëpp boo demee noonu lañ mel ci fight yi ñoom dañuy gëm fight parce que même état d'esprit lay doon comprendre nga mais Yaxya Diop Yékini man dam ko fan Tafa Gueye moo njëkk a nekk sama mbër nag Tafa Gueye mu nekkee booy su daan bëree damay lox comprendre nga après Yaxya Diop Yékini moo nekkoon sama mbër jamono bi muy bëri yëpp moo nekkoon sama mbër mais bu mu ci jógee nag ba bàyyi def na carrière bu nice fan naa ko respecté naa ko ba nga xamante si daal moom jàmbaar la quoi. dégg naa la ci sa benn son nga wax la ba tudd Siteu xaw ma ñaq naa ba Siteu di ut ndam ni Siteu lan moo tax Siteu. li tax moo ko mooy dama doon weddi yenn tuuma yi laa doon wax comme ni ñu doon wax si man yàgg naa dégg day tox yàmbaa day lii day laa ma ni giñ naa ci kaamil dama mu seetaan benn vidéo mu toog ci Bécaye Mbaye di weddi moom tamit naan ma ni ñaq naa ba Siteu di wut ndam ni Siteu di giñ ci kaamil que ni genre yi may wax yëpp amul quoi affaire yu demee noonu quoi comprendre nga donc man damay suivre làmb mais après Yaxya Diop nag yàlla dafa dogal que ni man Modou mooy sama mbër malgré que Eumeu sama mbër la Balla sama mbër la man champion dama koy bëgg man boo nekkee fighter bañkat wala nga nekk gaynde dama lay bëgg mënuma la bañ c'est impossible mais aussi yàlla moo def Modou sama xol mu nekk sama mbër actuellement comprendre nga léegi nag mbër yëpp la ànd fan ñëpp la ànd bëgg mais loolu nag Sénégal yëpp xamee nañ ma ko mooy bu ma si dee am préféré après Yaxya Diop Modou Lo la. Modou Lo la léegi balaa maa ñëw ci événement bi système pay per view Luc Nicolaï moo ko defoon di jaay ay code événement bi nga koy seetaan sa téléphone léegi mu ngi war a amaat ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2. ci système boobu noonu noo ko gisee ñu koy defee États-Unis léegi mu ñëw Sénégal. man de wax dëgg yàlla bu ma soñoon du demee noonu. moo seen sponsor yi dañuy ñëw jox gars yi xaalis ba mu doy ba xam si ni yu mel noonu bu ñëwee pour audience bi gën a yaatu askan bi yëpp gën a kontaan. donc réew mu mel nii ak ni làmb mel si réew mi ak ni ko ñëpp bëggee doo dem secteur mbër sëriñ seeg jigéen ñeeg ñëpp bëgg làmb te duñ am ay sponsor à gogo ñoom dañoo war a am ay sponsor bay dàq ay sponsor du yoon waaw ci réew mi ñu nekk suñu sport national nga xamante si ni bu ñu fàttasoo stade yi fees buñ marque buñ àndal gars yi consommé ko ba pare ñu am ay problème sponsor bay dem di wut ay yeneen plan B yoo xam se ni day xaw a yàq un peu charme làmb ji comprendre nga fi may waxee donc man su ma soyoon du demee noonu mais nag promoteur day liggéey ñoom dañuy am ay charge dañuy fay ay cachet donc bu ñu amul background bi nekk si ginnaaw bi leen waroon jàppale dañuy obligé wut yeneen système man système boobu gënalu ma sincèrement gënalu ma donc maa ngi ñaan nguur yi fi nekk nañuy weñ un peu loxo gars yi bu nga xamante si même suñu dee génnee seen loxo ci benn mbir
duñ ko ci génne à 100%. parce que làmb bi dafa negum yàgg mu mel ne luy wàcc complètement ay ndaanaan ay champion ngay toog ay 2 ans doo am combat 3 ans loolu Sénégal rek la am. ñu des ci événement boobu noonu ren mooy 8e année bi ban année kon nga commencé 2010. 2009 moo doon première année bi dafa am benn année bu ñu tëb mooy bi coow li amee Sénégal yi demee noonu donc bi mooy 8e édition donc ñu koy réussir ci kàttanu suñu borom at mu nekk muy nekk rendez-vous bu ñëpp bëgg a fekkee nga xam si nit ñi dañuy jugee ci région yi biir su di ñëw fu gars yi banlieue bi biir Dakar ñëpp ay ñëw quoi mu nekk rendez-vous hip-hopeur yëpp quoi donc bi mooy 8e édition bi ñu koy préparé bu baax di si woo gars yi di leen wax ñoom ñëpp nañ ñëw béggee ak ñun le 15 décembre. demoon nga ba si laaj sax Demba Diop Iba Mar doon fees ba ngay laaj Demba Diop lan moo la xañoon. waaw joxuñu ñu ko woon parce que période boobu noonu ñoom loolu lañ décidé. waaw ñi fi nekkoon loolu lañ décidé woon après mooy c'était très dommage quoi boo amee say doomu réew ñuy liggéey seen yokkute daf nga ciy war a sawar quoi comprendre nga say yokkute da nga si war a sawar donc ñun dañu daan nekk Iba Mar muy fees di fees mu yàgg ñu bëgg lu gën Iba Mar ñu xam si ni boo xëyee suba woo leen Demba Diop dayoo bi day àgg rek ci niveau bu gën a kawe chiffre d'affaires bi gën a bëri gars yi gën a gëm affaire boobu mu nekk secteur buy dox boo xam day générer de l'emploi parce que ñun suñu chef d'œuvre day générer ay bénéfices. jaaykat yi dañ ciy gis seen bopp defarkatu t-shirt dañ koy gis seen bopp defarkatu affiche yeeg billets yi dañ ciy gis seen bopp chauffeurs yi borom taxi yi ku ci nekk jour boobu da ngay liggéey benn chiffre d'affaires donc ñun bu ñu bëggee màggal suñu affaire suñu ay autorités ñoo ñu war a jàppale quoi mais bon mooy loolu. mais dañ leen war a gis ci làmb yéen tamit rappeurs yi parce que duñ leen gis ci làmb benn Fata la mas a gis daaw làmb jamaïcain be mais bu dul moom mosuma gis rappeurs yi di seetaan la. man damay dem sama gars yi dañuy def suñu gàngoor dem waaw man nag. damaa bëgg làmb gars yëpp xam nañu ma ko dama leen di suivre dama xam seen tour yi xam seen ay combat seen ay parcours man damay bëggee làmb dama bëgg ñu gën leen a jox cër c'est pas parce que dañoo làkk benn làkk bu dëng da ngay toog fi nga toog ak say làkk yu jub foog ni yaa leen gënoo leen yow da ngaa opté pour jàng wala pour nekk médecin ñoom ñu opté pour nekk ay mbër dañuy liggéey bul fokk ni dañuy xëy di làkk ay làkk yu dëng de dañuy xëy suba dem si dune bi di daw ngoon ñu dem ci saali di yëkkati di contact ba buñ tëddee duñ sax mën a nelaw ndax mooy loolu noonu mérite la c'est des champions c'est des gens yoo xamante si nii comme ni ngay joxe respect Floyd Mayweather di ko joxe respect boxeur yooyu parce que boobu moo gën a xawma je sais pas quoi bii nii suñu cosaan la mais ñi koy def si nga àdduna fii dañoo complexé ay làkk tubaab yooyu du problème parce que tubaab yi ñun liñ mën ci seen làkk ñoom mënuñu ko ci suñu làkk donc parfois mën na reetaanlu mais bu mu tax nga naan mbër amul xel jëkkëru mbër wala waxi dof yooyu loolu waxu complexe la. tey jii mbër yi ñi ngi am ay kër dawal ay oto yu baax di dimbali seen ay waajur di affaire léegi nag lépp loo ci àdduna dafa laaj avancement na gars yi góorgóorlu ci seen communication nit waroo doyadal sa bopp ñu gàññal nga nekk ci télé bi di waxe waxi dof wala di jooy ay yenn fii yàq sa kii loolu day yàq degré mbër yi. sa mbëri ay jantal gayan lañu comprendre nga fi waxee est-ce que loolu seen staff yi dañ leen ci dimbali ci seen communication bu nga xamante si ni détracteurs yi dootuñu am lu ñu wax parce que am na parfois nit dañ lay woo ci plateau uniquement pour kaañoo la uniquement pour poser la benn question boo xam day delloo mbër ginnaaw ak image yu mbër ginnaaw mais Modou bu toogee doo yàpp mbër Balla bu toogee doo yàpp mbër Garga bu toogee doo yàpp mbër Sa Thiès bu toogee doo yàpp mbër Gris 2 bu toogee doo yàpp mbër parce que ñooñu ku ciy wax communication bi nga xam ne kii moo la gën a nit téeméeri junni yoon gën laa bëgg lu baax donc côté boobu na ci gars yi def ay effort et que ñu jox leen seen gëdd ci temps bi man en tout cas samay champion lañ maa leen di show loolu lu bëree bëri. rendez-vous le 15 ans. le 15 décembre stade Iba Mar Diop. privé. prévente 2000 la jour J 3000 VIP 5000. aywa ñoo ko déggandoo ci réew mi la bokk day seetaan lamb moo tax Lutte TV ñëw jël si ko di jox ñëpp rendez-vous beneen yoon incha allah.